dana wax ci télévision Futurs Médias mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne ñaari doomi aadama daal dañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken téeméeri cas positif la ñu am juróom benn fukki ci ñoom nag cas contact am daan ci dikk nu mu gën a yaatoo ginnaaw taw yi nga xam ne ñoom ñoo wàcc fi ci réew bu Sénégal yenn ci ay gox daal di ci loru ci route bu Kaffrine Mabo Proxaan nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee nag jamono yi ci ak njàqare la ñu nekk ndax ku moywul seen ak tefes dina nax saay te lu ni mel bu wëyee rek daana jur ay loraange askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa bu Tivaouane ñoom ñooñee nag la ñu daal di tàggat ci lépp lu soxal wàllu technique d'installation lampadaire solaire lu ni mel nag dina mën a tax ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ci loo xamante nii rek ci moom la ñu jàpp mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce. salaamaaleykum mbokki xibaar yi nañ ko junjee woon ca bopp ba noonu lañ koy dooree tolluwaayu mbas mi fii ci mim réew ñaari doomi aadama ñoom ñoo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken téeméeri cas positif la ñu am nag juróom benn fukki ci ñoom nag di ay cas contact duñu sori dañuy teewlu docteur Mamadou Ndiaye moom moo nekkoon ca ministère de la santé ngir yege ko askan wi. ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn test yi ñu def téeméer ñoo ci positif. ci téeméer yooyu am nañ ci juróom benn fukki cas contact mooy ñi nga xam ne am nañ ci doomu jàngoro ji waaye ki leen ko wàll mooy ki nga xam ne dañoo jot a jaxasoo ak ki amoon doomu jàngoro ji ñaar ñoo ci cas importé mooy ñu jóge bitim réew te ñu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne bu Diass fanweer ak juróom-ñett ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne am nañu feebar bi waaye xamuñu ku leen ko wàll téeméer ak juróom fukk ak juróom si malade yi nga xam ne dañoo entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde fanweer ak juróom benn ñu nga réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer août bu ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñett ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom benn cas positif mooy ñi am ci jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróom-ñeenti junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñett ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. mi ak tolluwaayam ci mim réew tax na yenn ci ay docteur nag fii ci mim réew ñu ngi fexe ñu ko gën a joyante waaye itam daal di teg ay matuwaay yoo xamante ni dina mën a tax aji tawat gi di faju ci anam boo nga xam ne noonu la waree ca diwaan bu Kaolack moom mu mel ni ay jéego ñu ngi ko fay def bu ñu sukkandikoo ci directrice bu hôpital ba fa nag lépp lu soxal ci li nga xam ne moom la nguur bu Sénégal war a def ci wàllu woowee nag mi ngi koy def directrice moom Khadijatou Sarr Kébé dañ koy teewlu ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. am nañ yaakaar lool ci nawetum ren jile ak rendement yu baax opérateur. kilifa yi dañu ni woon combat bi dina yàgg te dina metti boobu nag li koy suuxat mooy ay moyens des moyens humains des moyens matériels des moyens de protection donc moom loolu la indi pour que les personnels de santé qui sont en première ligne ñi nga xam ni ñoo ne ci kanam ñu mën leen doter suffisamment en équipement suffisamment en produits d'entretien suffisamment en thermoflash pour la prévention et la détection des cas et loolu c'est extrêmement important donc ñoo ngi tàllal loxo doomu Saalum yépp ndaxte état du Sénégal jàppale na hôpital ku seet hôpital bi fi mu nekkoon en 2010 ak léegi fi mu ne xam nga ni état def na ci loxoom bu baax a baax mais état mënul def lépp moo tax dans le projet d'établissement am na ci ay chantiers yoo xam ni
doomi fii Saloum yi mën nañ ko jël mën nañu contribuer ba nga xam ni hôpital bi comme ni ko ministre de la santé bëggee mu nekk un hôtel médicalisé loolu moom mooy ambition pour les hôpitaux du Sénégal donc ñëpp war nañ ci jàpp et sëriñ moom dañ ko ci fekk si ne mu ngi ci woon démb tey soog a ñëw. maa ngi leen ko doon junj mbokk yi bi ñu door yi la jotaayu xibaar mu mel ni itam ginnaaw bi bàq bi tooyee yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal ndox ma daal dafay wàcc waaye mel ni ay loraange daal dina koy jur ca yoon bu Kaffrine Mabo Proxaan nag foofee ab dawalkatu mbaam moom moo daal di lapp moom ak ñaari mbaamam waaye mel ni kookee nag mujj nañ koo sauvé ginnaaw itam sapeur pompier ba mu jaaree ca yooyu la weg nag doon yóbbu ab benn jigéen woo xamante ni dafa wan lor ñu teewlu reportage bu Omar Ndiaye. taw yi wàcc ci diwaanu Kaffrine ci bisu tamxarit bi tax na ba gox yu mel ni Diamaguène centre ak Kaffrine 2 ak Diamaguène Ndiobène delluwaat ci mbënn mi ba kër yu bëri jamono ji mi ngi fees dell ak ndox dem sax ba ñaari mbaam jot cee dee ci ndox mi am sax benn ambulance bu doon rawale jigéen mu càng fa lu tolloog ñetti waxtu. ñoo yàlla rek ñoo ko xam ñii ñu ngi taal seen ci ni yëpp suux na li ñu waroon a togg ci tamxarit gi yëpp jeex na mu ngi ci ndox mi suux xam nga loolu jafe-jafe la borom mbaam mi tey bu xamul loolu lu ko yàlla dimbalee mu ngi ci biir ndox mi mbaam yi dee nañ. 18 heures et quelque mu ñëw ba ci biir ndox mi daare mbaam yi faat ñaari mbaam yi yóbbu saret bi moom ci boppam bëggoon ndox mi bëggoon na ko yóbbu mais yàllaa ko may xel ak war ko sauver mu yëg ci benn garab muy affaire bu tiis. nañu daaw jéeg dalaat ñu ren dañ bëgg na ngir yàlla ak yoon ñu dimbale ñu am na ambulance bu bàyyi ko fii yoonu Mabo bëgg a yóbbu malade xam naa kuy matu la am na fi juróomi waxtu tax juróom benn waxtu ba léegi la mën a jàll te dañ koo jàppale sapeur yi ko jàppale. fi accident bi amee nag muy yoon wi jógee Kaffrine jaar Mabo Darou Salaam jëm Poroxaan askan wi ne yàgg nañ koo jàmbat. yoon bii tey ay kilifa fi dëkk ay sëriñ fi dëkk li ñu jaaxal mooy ay kilifa dañ fi dëkk amul benn yoon ci Sénégal boo xam ne war nañ ko gën a respecté que ne yoonu Kaffrine Mabo te li ci gën a yéeme daf di yoon boo xam ne bi président de la république ñëwee Kaffrine ci conseil des ministres am dafa digoon askanu Kaffrine ñaari yoon muy Santhi Wanaar que Kaffrine ak Nganda Kaffrine mu ngi en cours léegi tey mu yegg mais waaguñ ci yoon bii te yoon bii su Porokhane jotee ku gis situation Kaolack na muy mel ci danger yoon bii tey su baaxoon horaire mun na jógee Ziguinchor. tey wàcc ci diwaanu Kaffrine nag tax na askan wi ñu ci bëri gàddaay seeni kër bàyyi seen bagage yi tëmb moonte de barki démb rek la fi directeur bu ONAS jógee dig askanu Ndoukoumane fii ak weer seeni jàmbat dana faj waaye laata loolu de askan wi ci jafe-jafe yu métti la ñuy dundaale jamono ji. Amar Ndiaye ñeneen ñoo xamante ni nag jamono yi ñu ngi ci ak njàqare di askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca Dionewar ñoom ñooñu nag li ñu am ak njàqare bokk na ci seen ak tefes nga xam ne ku moywul daan nax saay ndax itam waax yi nga xam ne mu ngay woy di gën a jege si ba tax itam jamono yi nag li ñu bëgg moom moo di ñu na si pexe ngir daal di dakkal lu ni mel ñu teelu reportage bu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. garab yi daanu ci suuf nag mënatuñu woon a dékku doole yi nga xam ni moom la vague yi am ñu ngi fii nag ci île bu Dionewar nga xam ni géej gi avancé saa su nekk daf fi commencé di am doole te loolu nag daf leen tàmbali di tiital. parce que boo xoolee suñu dëkk bi géej bi daf koy lekkee ñaari côté mu ngi koy lekkee côté océan bi di ko lekkee côté est bi ouest bi donc loolu tamit doy na waar trop parce que fu ne lay duggee. donc d'ailleurs dig bi nga xamante ne moom la nit ñi yaakaar actuellement géej gi daf ko remonte boo xoolee côté côte bi tamit presque plage bi yëpp dem na boo xoolee cimetière yi nga xamante ne foofu la ñuy rob suñuy mbokk yeeg ñëpp te foofu la ñuy tëdd ëllëg géej baa ngi koy menacé c'est très dur daal. ci gox bi nga xam ni ci île yi la féetee te nekkee ci région bu Fatick nee ñu at mu jot daanaka ay mètres yu bëri la géej gi di nangu ci suuf si ca seen dëkk boobule ñoom nag ñu ni phénomène la boo xam ni bañ ko tàmbalee nemmeeku ba léegi war naa ëpp fanweeri at. ñun nag fi suñ doole toll mooy arrêté bi nga xam ne mooy dugg ci biir dëkk bi moom ngeen fekk ñuy def nii di defar ay dig ça fait dëkk bi yëpp façade bi yëpp noonu la ko jeunes yi jëlee def ci ay dig de 26 au moins ñu mën a arrêté gum ndox de 87 de maintenant lu mu tuuti war nañ perdre 1 kilomètre 87 bi léegi fekkee ne loolu mooy continuer nous sommes appelés à disparaître. ci île bu Dionewar nag li nga xam ni moom moo di napp ak itam soppi li jóge ci géej gi bokk na ci liggéey yi nga xam ni moom la jigéen ña fa nekk gën a fonk ci centre bi ñu nekk nag ay fukki jigéen daanaka ñoom ñu fiy xëy di liggéey ci saa su nekk waaye ay at a ngi nii jigéen ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci centre bi li ñuy naqarlu mooy ñi nga xam ni moom la produit yi jóge ci géej gi di commencer di ñàkk ñu jàpp ne érosion côtière bi
lii moo ko waral. parce que surtout si li nga xam ne moom lañ gën a fekk suñu maam yi ñu di ko liggéey mooy paañ yi ak yoxos yi ak tuufa yi nga xam ne moo daan am si géej gi ak suñu yeet yi ndax léegi def nañ ko sax bay jéggaan ji ay yeet yeneen gaal di ñu ko indil te fii foofu demoon seet rek nga am say produit bi nga soxla ñun itam bu ñu daanu woon si géej gi balaa boo fa demoon 7 heures si suba balaa 11 heures say bagage fees nga ñëw mais léegi amatuñu fii ay produits yu ñu mën a liggéey muy paañ beeg yooyu. géej gi avancé saa su nekk di wutali dëkkuwaay ya nee ñu mën na am tamit ay njeexital yu baaxul dara ci li nga xam ni moom moo di gàncax gi te moo ne day Dionewar fa la aire marine protégée bu Sangomar féete. dama ne en tant que aire marine protégée ñun la nguur gi yebal fii ngir ñu ànd ak askan wi jéem a saytu aire marine protégée bi Sangomar lii dafa nekk yitte bu rëy bu kawe ci ñun parce que li nga xamante ne mooy suñu objectif suñu jubluwaay muy aar gàncax yeeg mala yi aar écosystème bi tant que defuñu dara ci érosion côtière loolu duñ ko mën a atteindre moo tax ni mu nekkee yitte population yi noonu la nekkee suñu yitte. ngir nag wàññi dégâts yi bu baax a baax moom capitaine Moustapha Ciss day faral di day ñaax askan wi ci ñu gën a fonk reboisement day faral di leen gunge ñuy amal ay activités yu ni mel. ñun nag li ñuy def pour jéem a xeex ak érosion côtière mooy dañuy utiliser potentialité yi nga xamante ne moom la ñu nature bi jox maanaam ay gàncax espèces yoo nga xamante ne fii la cosaanoo comme lu ñuy tuddee banaara wala wuraaj moom la ñuy jël jéem ko jëmbat am yaakaar ne bu ñu koy faral def peut-être dina fexe ba géej gi ni muy avancé dina mën a wàññeeku. léegi nag li ñuy ñaax askan yi xam na ne ñu ngi ci ni ñuy defee effort di jéem a aar seen bopp ci avancé géej gi nañu continuer di ko def aussi ci moytu gor garab fu garab bëri géej gi du ma ne du avancé mais avancé du gaaw. waaye askanu Dionewar dañu jàpp ne lii ay investissement yu am doole moom moo ko mën a faj loolu nag ñoom ñi ngi ciy woo ñoo di waa nguur gi. jërëjëf Aminata Goudiaby cant ak ngërëm ñen la mbokk yi liggéeyuk ñetteelu usine ndox nag ca kër Momar Sarr nga xam ne door nañ ko ñaari at ci ginnaaw li liggéey nag mu ngay dox bu baax a baax lépp lu soxal wàllu woowee nag xam ngeen ne koppar yi nga xam ne sooboon nañ ko ci ngir daal di koy door ëppoon na 200 milliards ak lu ko toftal ci suñu ay koppar woowu li liggéey nag Thierno Fall doxantu woon na fa ngir xool ana naka la tëree. liggéey bu ñeel usine ndox bu yees bi ñuy tabax fii ci kër Momar Sarr muy KMS 3 biñ ko tàmbalee léegi mi ngi toll ci ñaari at yu nga xamee ni boobaak léegi entreprise yi noppaluwuñ ngir mën a jébbale caabi yi ci diir bi ñu leen appaloon. gis nañu canalisation yi yàlla def na pare na également réservoir bi pare na ligne HT bi gis ngeen boo leen xoolee nii di ngeen gis pylône yële yëkkati nañu ko ba pare ñu ngi déroulé câble yi pour mu ñëw pour alimenter fii. station bi aussi gis ngeen à peu près fu mu toll nii. fi mu toll nag daanaka ñu ngi ci pandaw li ndax liggéey bi bu ñu ko xaajee juróom ñeent yi daal di nay noppi. génie civil bi nous sommes à 81%, c'est-à-dire téeméer bu ci nekk def nañ juróom-ñett fukk ak ñeent. ñoo ngi liggéey pour terminer le montage des équipements actuellement suñu xel yëpp ci li mu jëm mooy mise en service. à partir de septembre on va commencer la mise en service. tolluwaay bu ni mel nag dal na xelu directeur SONES bi nga xamee ni teewoon na fii ci diwaan gi ngir nemmeeku si liggéey bi. biñ fi mujjee mois de juillet ak tey weerax lu tegu la mais gis nañ fi yokku yu bari entreprise bi wax na tamit gën na dalal suñu xel techniciens yi taxaw nañu tamit pour que si diir gi mu gënee gaaw ñu mën a pare installation yëpp et am nañu yaakaar daal di ñaan sàkku ñaan tamit pour que yaakaar bi ñu am mu bañ mu tas. KMS 3 liñ ci dugal ci ay koppar toll na ci 284 milliards mu war a jox ndox nag lu toll ci million doomu aadama yu nga xamee ni nag 84 ci ñoom dinañ ci am ay branchements sociaux. yenn ci ay opérateur privé nag ñoom ñooy dànkaafu nguur bu Sénégal ci lépp lu soxal wàllub njaayub gerte bi ñoom ñooñee nag ginnaaw ab taxaw seetlu lu ñu xamle moom moo di niki ren nag lu ni mel dina mucc ayib ñu teewlu reportage bu Ibrahima Diamé ak Faly Gueye. am nañ yaakaar lool ci nawetum ren jile ak rendement yu baax opérateur privé stockeur yi de demoon nemmeeku ji tool yi ànd ak jëwriñ ji yore wàllu mbéy mi. ren nag. bi boo xoolee li ñu ànd ak moom yëpp ci tournée bi gàncax gi lépp jaar na yoon vraiment nawet bi ren am nañ ci moom yaakaar bu baax. tax na nag ñuy woo nguur gi mu teel a jóg jublu ci campagne de commercialisation bi fexe nag bay teel a jot ci financement yi ndax teel a tàmbali. vraiment ñu ngi ñaan autorités yi
ñu teel a mobiliser fonds yi pour préparer campagne de commercialisation bi aussi ñu teel a démarrer campagne bi. lu jëm nag ci wàllu exportation yi ñi di opérateurs yi nanguwuñ ko waaye dàquñ ko leen rek la ñuy laaj moo di ñu gën ko organiser te fexe bay sàmmonteeg réglementation bi nga xam ni moom moo ko teral la. xam nga campagne bu nekk du ndur ak morom mi da nga gis campagne bii day ñëw ñu ne nañ tëj frontières yi parce que gerte gi dañ ko soxla ci biir réew mi beneen campagne ñëw ñu am surproduction ñu ne nañ ubbi frontières yi. xam nga état moom du demee noonu rek di def noonu donc il faut que ñu am règle boo xam ne de jeu boo xam ne dañ koy respecter rek de parce que ren ji séntu nañ ne production bi mën naa vraiment dépasser buñ waaw te boobaa dañ soxla exportateurs yi. gerte gi nag fii ci Saloum danañu xaarandiwaat ba ay jamono pour am récolte yu bees yi waaye lii di mboq mi tàmbali na di feeñ ci marché bi. jëwriñ ji lay te jiwaan bu Casamance moom Alioune Sarr nag demoon ngir gën a jëmmal li ñu dippee tourisme domestique nag li mu xamle moom moo di bay ci say weewu tànk ba tax itam li nga xam ne moom na moo nekk fii ci mim réew war nañ def kéem kattan ngir daal di koy jëmmal dañuy teewlu ay kàddoom moom Alioune Sarr Lamine Mandian ak Boubacar Diassi ñoom ñoo ko taataan. ñëwoon pour natt d'abord li jëm ci crédit hôtelier te ngeen xam ne lu mat fukk ak juróomi milliards le président Macky Sall dugal ci tourisme ma bëggoon xam natt ko fii ci Ziguinchor est-ce que ñëpp jot nañ ci ñu ngi sant yàlla ndax gis nañu acteurs yi nga xam ne daje na ak ñoom démb yëpp muy ñu nekk ci artisanat di yëngatu ci wàllu ci tourisme ñi nekk Cap Skirring muy acteurs yi nga xam ne ñooy ay guide touristique mooy borom hôtel yi mooy borom agence de voyage yi mooy même transporteur touristique ku ci nekk gis naa rapport bi ñu defal ne ak ñoom li ma leen laaj ne jot nañu ci crédit hôtelier te looloo tax tey ñu nekk ci moment boo xam ne mën nañu tàmbaliwaat seen liggéey kon li may wax rek mooy di bamtuwaat di fàttali sama bopp di ñaan waa Sénégal lii nga xam ne mooy suñu secteur touristique ku nekk béy ci sawaar ba suñu secteur touristique mu gën a am doole ndax boo seetloo tey ci àdduna bi ñu nekk réew mu nekk da ngay gànnaay sa bopp pour que say touriste toog sa biir réew pour que alal bu ñu waroon yóbbu bitim réew ñu denc ko seen biir réew kon waa Sénégal maa ngi leen di ñaan ña doon yóbbu ay colonie de vacances yeneen réew ñu ñaan leen ñoo jàppale suñu secteur touristique. ñi la nag mbokk yi ay ndaw lañ seen ak lim nag ëpp junni ndaw yoo xamante ni jamono yi ñoom ñoo mànkoo doon wenn say ngir daal di jëmbat ay garab li ñu bëgg moom moo di màkkaan wu nekk nag ca wunt ba ñu daal di fay def benn garab bokk na ci li ko waral gën a càmm lépp lu soxal wàllu alam gi dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo yoroon kàddu gi looy ndaw nag di wuyoo ci turu Bilal Cissé ca diwaan bu Kaffrine Omar Ndiaye moom moo taataan ay kàddoom. tey nag li nga xamante ne moom la ñuy lancé mooy dañu bëgg ci département Kaffrine buntu kër bu ci nekk am benn garab moo tax ñu tuddee ko opération une maison un arbre ñu commencé ci commune bi parce que département bi dafa rëy tey nag ñu ne woon dañuy implanter 550 arbres yi nga xamante ne 250 yi ñun ñoo ko commandé woon mu nekk des arbres fruitiers 300 yi waa Eaux et Forêts ñoom ñoo ñu ko may garab buy maye ker la lépp am na njëriñ. ñu ne ci 10 quartiers yi nga xamante ne ñoo nekk Kaffrine commune Kaffrine fa la ñuy commencé tey def reboisement bu ñu paree ci bis yi ñëw ñu jéem a xool naka la ñuy def pour continuer ak yeneen activités yi may feddali rek ni reboisement dafa am njëriñ reboisement dafay dundal gox day yokk nit ñi nga xamante ne ci gox bi ñu dëkk day yokk seen at yi nga xamante ne moom la ñu war a dund reboisement dafay dimbali gox ci bu yàlla ji tawee ndox yooyu nga xamante ne dañuy walangaan bu ñëwee reenu garab yi dañ ciy naan lu bëree bëri. ñi la itam ay ndaw lañ yoo xamante ni daal nañ leen di tàggat ñu toll ci ñeent fukk ak juróom-benn ndaw nag ca diwaan bu Ngaye Mékhé nekk ca département bu Tivaouane ñu ni mel nag daal nañ leen di former ci lépp lu soxal wàllu technique d'installation lampadaire solaire ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. ñi dëkk fii ci Ngaye Mékhé ak dëkkaan yi ko wër ñoom tey ji noppi nañu ngir nag bépp lampadaire solaire bu paan ñu mën koo defar te it lu jëm ci ay installation solaire dinañ ko mën a defar ci dëkk yi ginnaaw bi leen waa ANAMO ànd ak ay partenaires ñu seen xam-xam màcc lool ci mbir mi tàggat leen fii ci Ngaye. ñu jël ci benn volet énergie ñu gis ni président am na lu mu ci teg muy 50 000 lampadaires mu tas ko ci Sénégal
mais 50 000 lampadaires yooyu tey bu paanee presque amul sénégalais bu ñu jàngal pour nga defal ko ñu ne léegi dinañ former ndaw ñi pour ñu mën a réparer lampadaires yooyu mais pour lan ñu tànn Mékhé président dafa am benn lu mu tuddee toolu maanaam énergie solaire maanaam ñu tuddee ko ay centrale ñu ne centrale yooyu ñaar daf ci nekk ci Kajoor fii ñu nekk muy Sinthiou Mékhé ak Meewaan ñu ne nañu tàggat ndaw ñi pour ñu am liggéey mais mu nekk liggéey bi nga xamante ne fa ñu nekk lañ koy soxlaa. ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci boppu moomeel yi ñaan nañ leen nag ñu jàppale ndaw ñi mën leen a utalam xëy. bu ñu tàggatee ndaw ñi ndaw ñooñu formé wu en GIE ci dëkkaan yi war nañu mën a fexe ànd ak maire yi ànd ak conseil départementaux yi daal di ci jëlee dara li nga xamante ni day nekk xëy pour ñoom. li nga xamante ni sunu formateurs yi jàngal nañ ñu ko ba lépp li nga xamante ni lu jëm la ci wàllum côté boobu duñ ci am jeexi jaaxa daal. waa ANAMO nee nañ tàggat bi rek daanu wër région yi nekk fii ci réew mi man ci tàggat ndaw ñi lu jëm ci wàllu solaire ngir xale yi mën a amum xëy. mbokk yi xam ngeen ne ni ki démb la woon taajuboon réew mi ak tolluwaayam waaye itam ndeexul nag ñenn ci ay ndaw nag daal nañuy amal lu ni mel ca banlieue bu Ndakaaru rawatina fa nga xam ne moom moo di yëmbal amal nañ ko te dëppoo wuju nag li nga xam ne moom la ko docteur daal di santaane ci jamono yi mbas mi yenn ci ay wayjur ñu xam le moom moo di duñu bàyyi benn yoon seen ak doom dem ndax jàpp nañ ne lu ni mel nag mën naa juri loraange. Abi Faye ak Modou Diop ca banlieue bu Ndakaaru. noonu lañu ko defee ñoom ndaw ñi di taaja booni tëgg ki fecc lii caada la fii ci mim réew aaye leen ko doon na loo xamante ne lu jafe la donte sax ñi ngi ci jamono yoo xam ne mbas mi ngi lëmbe fii ci dëkk bi ndaw ñi ñu génn kenn diglewu ko waaye lii da di lu bokk ci ñoom ñu ne tàggoo nañ. waaw ñu ngi siy bàyyi xel bu baax. ñu wax buñ génnee dañoo tari. dañoo ne suñu paree ñu dellu kër ga waaw. waajur yi lànk tëdd ci suuf la ñu def. toog ci bunt bi di féexlu waaye itam di seetaanaale yenn ci ndaw ñi nga xamante ni ñi ngay taajaboon waaye ñoom ñii ñu ne dañuy féexlu te seen njaboot yi ñi ngi ci seen biir kër yi ñu bàyyi. moom dara kay wóoru ci moom parce que feebar bi moom ku mun a rek na garder ay doomam na jàpp doomam yi bu baax parce que man alpulaar la dégguma olof bu baax quoi. wóorut benn yoon bàyyi sa njaboot rawatina itam bañu ko aaye. mu génn dem ci mbedd bi di taaja boon yi loolee doomu jàngoro gi mën na ko dab. baaxul waajur yi dañ ci war a moytu bu baax ndax feebar bi lépp du kenn rek ñun ñëpp la kon ñëpp la war a moytu jël fagaru daal gën a fagaru xale yi xam ñu dara de. wóorul moom waaw su ma sañoon nag parents yi ñu téye leen quoi ñu bañ a génn bu ñëwee waaw mën na laa indil musu wóorul. tam sa doom de mën na see réer tamit. taajaboon atum ren gi ñu ne dañu tere lépp la nga xamante ne mbooloo la waaye ndaw ñi ci seen boppam it génn nañ ko daan baaxoo di defee ngir def ko ñoom de xalaatuñu ne sax doomu jàngoro gi mi ngi fi donte ñenn ñi seen biir am nañu ci jot a takk ay masque waaye loolee sonal la leen def ñoom lañ ci gën a gis rek moo di mbégte gii. fay donte guddi gi dëgg la waaye itam fagaroo gën faju mbokk yi ginnaaw bu ñu jógee fii ci réew bu Sénégal ñu wutali ca biti réew foofee nga xam ne moom moo di ca Mali wax ci jafe-jafe ya nga xam ne moom moo fay am jamono yi nag waaye itam wax ci ñàkk déggoo ca île Maurice ginnaaw itam li nga xam ne moom moo di pétrole ba daal di fay feeñ tënk loolee nag Ibou Diouf di nga ko faram fàccee ci reportage bi ngeen di seetaan. doore ko ca diwaanu Mali foofee nag militaire yi nga xamante ne ñoo bootu ci comité national pour le salut du peuple ñoom nag tase nañu demb ci samedi bi ak benn délégation ay kilifa yu bokk ci M5 RFP ñu ne nag ndaje boobee nag dañ ko amaloon te ñi mu gën a gaawee luñ ci jublu woon nag fexe ba lëndëm bi amoon te diggante ñaari kilifa yooyu ñu mën a indi ci ay xalaat fexe ba ab dal mën a am ci seen waxtaan bu ko defee tamit ñu ma woon a waxtaan ci li nga xamante ne mooy jëmale réewu Mali kanam ñu ne nag loolu doonte taxul ay dogal yu am doole bàyyi ko fa waaye liñ ci mën a jàpp rek mooy am na ab déggoo bi am ci li nga xamante ne rek noonu la ñu war a taxawee ngir mën a wéyal waxtaan bi. ñu wax ci banque ouest africaine de développement ñu gën ko xam ci BOAD kooke nag am na ab njiit bu bees ñuy duppee Serge Ekwe di doomu Bénin waa remplacé nag beneen doomu Bénin bi fa nekkoon
de Christian Adoveland kooku nag am na diiru fukki at yoo xamante ne rek mu ngi woon ci bopp banque ouest africaine de développement muy ñaari nit yoo xam ne rek xam nañ banque boobee bu baax ndax gannaaw bañ fa yàggee liggéey ñu ne nag dina tax ñu mën a wéyal liggéey bi fexe ba kem kàttan réewu Afrique yi nga xamante ne rek ñoo bokk kuréel boobu ñu mën a gën a gis seen bopp ci liggéey yi ñu sumb rawatina lu aju ci jeexitalu plan stratégique bi ñu sumb ngir mu mën a mat ci atum 2021. ci Île Maurice moom ay junniy nit ñoo wàcce ci mbedd yi rek di ñaawlu taxawaay bi nga xamante ne dañu jàpp ne seen nguur noonu la taxawee lu aju nag ci marée noire maanaam lu tuur woon ci biir géej gi. te ñu bëggoon rek kilifa yi gaaw ci indi ay solution ñu ne nag loolu dafa tax ay activités yu bëri tàgg tembe leneen lu ci toftal nag moom ñu ngi sàkku rek ci premier ministre ba di Pravin Jugnauth mu tekkil ndombal tànkam manifestation yooyu nag ñu ne nag bokk na ci gën a rëy gannaaw taarixu dëkk boobee ñu amaloon ko foofee ca Port-Louis ngir ñaawlu rek taxawaayu gouvernement bi lu aju ci wàllu marée noire boobu nga xamante ne lu féete ci côte ouest bu Île Maurice moom daanaka dafa am ay jafe-jafe ñu door ko weeru ot ak léegi. jërëjëf Ibou Diouf cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi itam naka noonu foofee la ñuy jaar daal di buur yi la jotaayu xibaar dig daje bi ngoon incha allah daañu fi teewaat ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay kocc lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futurs Médias kenn dal ak jàmm.